li ci gën a fës Khalifa Sall nar a wax suba maire Dakar bi woon war a yëkkati kaddu def déclaration publique bu njëkk gannaaw bi mu génnee kasook léegi pënd bi wureegul ci coowal 94 milliards yi Ousmane Sonko di sàkku ab atte bu jaax yoon teg ci tam wéy ci tuuma yi mu jëmale ci Mamour Diallo ak Tahirou Sarr moom njiitu Pastef ay ñooñam yette Ziguinchor ne d'accord nañu ci ñu dindi immunité parlementaire am maanaam dindi malaalu kiran député am ngir mbir mi leeram askanu Koungheul di woote wàllu gannaaw taw yu métti yu fa yàq kër yu bëri toll na nag ci fanweeri kër ak juróom tàggat yaram football éliminatoire CHAN 2020 gaynde Sénégal yi football ci biir réew mi di dajeek waa Guinée tey ca Conakry Sénégal moo gagné woon ci match aller bi benn bal ci dara yaatal gi ci sport weekend lay doon ak Cheikh Tidiane Diagne mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su lu leen ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène Abdou Thiam moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaaru suba gi dañ koy door wàllum politique ak mbirum Khalifa Sall moom maire Dakar bi woon wala def déclaration publique yëkkati kàddu jëm ci askan wi loolu suba ci ngoon ci altine ji lay doon moom nag mu nar a doon kàddu yu njëkk kon mu koy yëkkati gannaaw bi mu génnee kaso tey ji la am ñetti semaine mu ne woon dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bi ñu génn kon ci la génn kaso moom Khalifa Sall des ba léegi lu soxal wàllum politique ak mbirum 94 milliards yi nga xamante ni kii di Ousmane Sonko de jiñ directeur des domaines bi woon Ousmane Sonko ne da ko lubal coow li nag ba léegi mi ngi wéy moom nag Ousmane Sonko ne li mu bëgg rek mooy atte am ci mbir mi waaye mu nekk atte bu jaax yoon teewul nag moom la mu waxoon ne moom lay wax ba léegi ci ne nag ñi kii nga xamante ni mooy Mamour Diallo comme d'affaire bi di Tahirou Sarr ñoom nag dañoo lubal alalu réew mi ci anam yoo xamante ne jaarul yoon moom njiitu Pastef nag fasal lu mel ci communiqué bu mu génne ci mbir moomu dem ba Amadou Sabar Ba. du benn détournement bu ñu nemmee ko ci alalu réew mi wala sax benn comportement bu jéggi dayo boo xam ne mën nañ koo tuumaal ki nga xam ne mooy Mamour Diallo loolee moo tukkee ci rapport d'enquête bu commission bu assemblée nationale muy ay conclusion yoo xam ne neexul a dégg bu ñu sukkandikoo ci nga xam ne mooy Ousmane Sonko mu jàpp ne loolee yëpp ay naxaate la moom Ousmane Sonko di ci teg ne ki nga xam ne mooy responsable ci mbir mi du kenn ku dul Mamadou Diallo di ci technique kii di Maysa Ndiaye du ci lenn dañ koo bëgg a tuumaal lekk ci bile mbir mu jàpp ne bile rapport bu assemblée nationale dafa bëri lu ciy lëndëm te li nga xam ne mooy dëgg bëriwu ci lool te jubluñu ci lenn ngir lëndëmal xelu askanu Sénégal moom leader bu Pastef les patriotes di rafetlu commission bi ginnaaw ba mu nangoo ne lii di absence de base légale ci li nga xam ne mooy acte d'acquiescement yoo xam ne kii di Mamour Diallo moo ko signé ak ñamu àndal ndax yooyu les demandes d'homologation jëmale ko ci li nga xam ne moom lañ naan cessation de créance ki nga xam ne mooy yoon daf koo dàqoon rawatina ci en instance wala tamit en appel gannaaw benn requête bi nga xam ne doomi ndëm si yàlla kii di Gnivi Mbengue ñoo ko dugaloon bile mémorandum di wane jëfru gi nga xam ne rapport d'enquête bu assemblée nationale def na ko te loolee di dëggal ay ponk yoo xam ne day wane rek accusation yu Ousmane Sonko yi lenn li bokk na ci li nga xam ne moom lañ naan constitution de délit de faux usage de faux intellectuel lii di concussion escroquerie maanaam njuuj njaaj ak détournement jëmale ko ci li nga xam ne mooy alalu réew mi ñoom ñoo ñu ci tudd ki nga xam ne mooy Mamour Diallo Tahirou Sarr Maysa Ndiaye ak Alaxam député bii di Ousmane Sonko di fàttali ne bile mbir li ko mën a leeral rek mooy procès public boo xam ne doo am xaaj ak seen te dina ànd ak benn rigueur bu am solo ak benn juge boo xam ne du wax leneen lu dul li nga xam ne mooy luwaaw réew mi. Amadou Sabax baax ngir nag procès boobu ñi nga xam te ni ñooy ay ñooñu Ousmane Sonko ya nekk ci Ziguinchor noppi nañu ngir ñu daal di dindi kon la immunité parlementaire am di malaanu kiraan député am nee nañ nag loolu ngir lépp leer ñu ngi sàkku sax ci doyen des juges mu baral mbir yi daal ci ubbi ab information judiciaire nu mu gën a gaawee ñi di waa Pastef yu Ziguinchor dañ jënoog taskatu xibaar yi démb ñu déglu ki wax seen kàddu Seydou Mandion ci micro Lamine Ba. ci li jëm ci bëgg lever immunité parlementaire président Ousmane Sonko pour dem ci jugement loolu li ma ci mën a wax te li nga xamante ni moom la taxawaay boobu la Pastef am muy fii ak feneen ak patriote Sénégal yëpp ak patriote diaspora mooy que ni ñun ñoo soxla pour ñu dem jugement te ñun dañ doon ñaan sénégalais yëpp wax juge ne nañ dem ci jugement suñu waxee jugement nag waxuñu caaxaan waxuñu faux waxuñu affaire procureur APR dañu ne jugement dëggantaan fi nga xamante ni droit lañ fa wax droit kese donc jugement boobu ñun ñu ngi koy xaar ci xel mu dal
tranquillement amuñu si benn problème amuñu si benn sikki sak amuñu si benn tiitaange amuñu si dara ñu ngi xaar jugement bi de pied ferme avec la plus grande sérénité li nga xamante nag laaj na lépp conditions yu war yu nécessaire lépp pour ñu dem ci jugement bi loolu évidemment aussi duñ ko ragal au contraire sax loolu ñu bëgg lépp lu mu laaj te muy dëgg pour ñu dem ci jugement Pastef mu ngi koy xaar di ko xaar avec une grande sérénité. lépp lu mu laaj Pastef mi ngi koy xaar di ko xaar avec sérénité di kaddu yi Seydou Mandiang yor kaddu ko waa Pastef ca diwaanu Ziguinchor wàllum politique ba léegi ak dàq élection locale yi waroon am benn fan ci weeru décembre conseil des ministres à l'heure bi ñu weesu njiitu mi daal di koy jëmmal ñi nga xam te ne ñoo opposition teewul ñi ngi axtu nee na ñoom duñ nangu benn yoon ñu boole élection locale yi ak élection législative yi taxal ko ba 2022 loolu moom duñ ko seetaan benn yoon ñi nga xam te ne nag ñooy waa nguur gi ak ñi farul fenn ne ñoom amagul luñ ci wax li ñuy xaar daal mooy li tukkee ci audit fichier bi ñu déglu ci dossier Fama Dione. dàqub élection locale yi mu ngi am ginnaaw ab déggoo bu am ci nguur gi ak ñuy féete ci kujje gi waaye nag jamono ji laaj bi sampe mooy kañ la ñuy amal élection locale yi Cheikh Sarr muy plénipotentiaire majorité bi. élection fi mu toll kenn mënagul a wax kañ lay doon waaye gëm naa ne war na mën a génn sax 2020 xaw ma nag parce que vraiment il faut que ñu teg opération yi te loolu est-ce que dina dem ba 2022 est-ce que dina kii waaye mais ñàkkul ne élection yi nga xam ne mooy ñëw muy élection locale yi bu ñu ko programmé dina am lu mu laal ci élection législative yi ñu prévoiroon ci 2022. noonu na ligne yi jàpp ni guddi yi ñu toll kenn warul xalaat ci ban période la ñu war a amal élection yooyu le ñoom nag nee nañu ñi ngi xaar recommandation yi nga xamante ni mooy génne ci auditu fichier électoral bi ak évaluation processus bi Déthié Faye mooy coordonnateur ba. ba léegi ñu ngi xaar gouvernement bi wax ñu fan la toll ci démarche yi muy def auprès de nos partenaires pour ñu mën a def audit boobu donc audit boobu buñ ko amee ba am recommandation yi immédiatement ñun danañu mën a waxtaan wax ne que li des kon jàpp nañ ne diir sangam waxtu sangam war nañ cee mën a def élection yi. boole élection locale yi ak yu législative yi ci atum 2022 xel mëne su koo nangu donte ni auditu fichier bi mën na tax ba dat yi xaw a jegew ki wax kàddu yi mooy Déthié Fall teewal opposition bi ci dialogue politique bi. mosuñu wax waxu couplage élection locale ak beneen élection ñun li ñu wax. et loolu cohérence la mooy mën nu jóge ci élection présidentielle am ay contestation yu jëm ci fichier bi ak processus électoral bi te audité wuñu leen ak évaluer leen avant ñuy demaat élection loolu la ñu wax. ñu jàppoon ko bu njëkk ci weerum juin mujj gi ñu yóbbu ko ci weerum décembre élection locale yi dàqati nañ ko ba jëmi jamono opposition ak non aligné nag bokk benn gis-gis kenn mënta nangu ñu boole élection locale yi ak élection législative yi nga xamante ni jàpp nañ ko ci atum 2022. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. 8h tegal juróom-ñaari minutes way ci xibaar yi wax ci leneen di nag taw yu fort yoo xam te ne dafa wàcc ca Koungheul àjjuma ci ngoon mu jur fa nag yàqu-yàqu yu bëri ndax li toll ci fanweeri kër ak juróom daal dina yàqu lu ci kër yooyu nag daal di màbb ci quartier yu mel ni Diamaguène Niassène Campement ak Escale tax nag ba ñi nga xam te ne ñooy askan wa di sàkku ci nguur gi mu daal di leen gaaw dimbali leeral yeeg Oumar Ndiaye. ay zeng yu naaw ba takk ci kaw fiilu courant yi ay néeg yu xeddeeku ay miir yu daanu la ñu nemmeeku fii ci diwaanu Koungheul ci quartier yi di Niassène Diamaguène Campement ak Escale gannaaw ngelaw lu am doole li fi jaar guddig bi ànd ak taw def musiba bu ni mel. Cheikh Omar Sall mooy chef de quartier bu Escale. kër yi ñoo daanu lii zeng yi ñoo naaw quartier bi nga xam ne moom ci laa dëkk man ki kër ak juróom-benn yàqu na ci teel a taw waaye bu doon xaaju guddi gi la kon dina doon ñaaw trop wala bu fekkoon taw yi aussi dafa àndoon ak ngelaw ndox mu bari benn cas blessé laaj waaw moom daal gisoon naa biig moom daanu na ba loxo bi simmeeku mais li ci des ñëpp moom ay yàqu-yàqu la kër yee yàqu. lu ëpp fanweeri kër ak juróom la mbir mi laal fii ci diwaanu Koungheul mu soxal nag ñeenti quartier yooyu askan wi jamono ji nekk ci guddi gi ba setegut ndaxte njort nañ jamono jii de soo amul sens ci biti la ñuy fanaan. Ahmed Si di kenn ci ñoo xam ne ngelaw li jot naa xeet di néegam daane ay miiru këram. lépp daal mu ngi nii taxawaat suñu bagage yëpp ñu ngi ci biti waaw depuis démb ba léegi daal amuñ fi nekk suñu bâtiment bi dara daal desul yenn zeng yi daal biir xul bi fa laa leen jëm te yëpp nelaw suba ba léegi daal ñu ngi taxawal fii. ñoom quartier yi di Diamaguène
Niassène Escale ak campement li ñuy sàkk mooy wàllu ci lu gaaw lu ëpp ci seen zinc yi ngelaw yi yóbbu nañ ko rax ci dolli seen miir yi daanu ak seen néeg yëpp xeddeeku jamono ji dañ jokkoo yéen fii ci diwaanu Koungheul Omar Ndiaye RFM. Omar Ndiaye bu ñu jógee Koungheul dellu si fii ci Ndakaaru wax nag ci coow li nga xam te ne moo jip gannaaw téere yi nga xam te ne dañ bind jëm ci taarixu Sénégal l'histoire générale du Sénégal coow li kur gannaaw biñ ko génnee professeur Iba Der Thiam ak ñi mu àndal ki nga xam te ne mooy professeur Bouba Diop bokk ci kuréel gi nga xam te ne moo doon liggéey ci téere yooyu di nag wax ñi nga xam te ne ñoo leen di dingal ak xas nañu nag indi loo xam te ne daañu ko ci mën a boole ñu bëri indi nag ay juppanti ci li nga xam te ne nee nañ du noonu ci téere yooyu ñu déglu professeur Bouba Diop ci micro mu jegaan ña téere yi juróom yi jëkk génn comme ni ngeen ko waxee am na lu ci indi tuuti werante ak coow waaye dékku nañu mbir mi waxtaan nañoo ak ñi nga xam ne yaakaar nañ dafa am lu ñu ci war a yokk wala lu nga xam ni xëy na dañ ko ci war a wàññi loolu la ñi nga xam ni waxtaan nañoo ak ñoom nee nañu leen bu ngeen indee bind li ngeen bind daañu seet ni ñu ko ci yokke loolu du lu ñu bett ndax bi ñuy door liggéey bi xam nañ ni liggéey du mat bon nag li ci am solo mooy ñi nga xam ni ci mbirum diine la wala ci mbirum xeet mbirum waasoo am na lu ñu war a indi yokk ci bu ñu sonn bu ñu tayyi nañ ko bind indi ko ndaxte wax ji dëgg la am na waaye li ëpp am solo mooy mbind ndaxte li ñuy def dafa laaj gëstu nga laaj bind laaj tari loolu mooy tarix bi nag nit ñi dañuy yegg yenn saa ci liggéey tari waaye dafa laaj gëstu. mu ne woon professeur Bouba Diop bokk ci kuréel gi naan bind histoire bu Sénégal nekk tam jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar yooyu la kàddu mu yëkkati ko démb ci ngoon gannaaw bi noonu fësal téere bi ñu tuddee Égypte pharaonique sève nourricière des langues et des cultures africaines di téere boo xam te ne Tamsir Anne moo ko bind moom professeur Bouba Diop moo bind sax xët yu njëkk yi ci téere boobule. wax ci coow li am ci Guinée ak doom Guinée yi nekk fii ci Sénégal ñoom nag ñu ngi ñaawlu fitna yooyu jip ci seenum réew ba juróom-ñeenti doomu aadama ñàkk ci seen bakkan li ñuy woote nag mooy jàmm ak dal foofa ca seenum réew reportage Mamadou Mahba. Zakaria mi ngi sieste sori dëkkam lool jamono ji waaye li fa xew dara ump ko ci moo tax muy woote mbir yi gën a dal. sama sago suñ ma laajoon damay ne nañu xaar boo kii ne moom changé na constitution parce que c'est des murmures après soulèvement war na nekk possible parce que chaque chose a son temps aussi. manifestation yi fa amoon altine bii weesu lu mu néew juróom-ñeenti nit ñàkk ci seeni bakkan jëwriñ bu ñu dénk wàllu administration territoriale moo ko xamle situation bu nakari lool Zakaria. ku wax neex na wax dëgg yàlla moom fekk yow doo nit am na ñoo xamante ne suñu génnul du ñu mën a am lu ñu lekk léegi chaque fois ay grève ay manifestation nan ngay mën a dundee ci loolu lan ngay mën a avancer ci loolu. Lamarana di beneen Guinéen bu nekk Sénégal ñu fekk ko mu tëdd di noppalu moom dafa jàpp ni lii dafa sax ruslu. Alpha Condé fi mu toll nii daf ñoo gàcceel ndax ci bus yi ñu ngi waxtaane mbiru Guinée waaye du ci lu baax ñun waa Afrique dañoo war a jóg ci lu ñu mel. ca New York ga mu nekkoon Alpha Condé ne doomu Guinée yépp nañ waajal référendum ak i élection xuja gi ragal lool mu sampaat ndëndëm élection 2020 yi di ñëw loolu waral ba ñenn Guinéen yi fare fii ci Sénégal tiit ci seen ëllëgum réew. RFM bitim réew. ci noonu sax la ñuy duggee ci wax ci bitim réew Burkina Faso juróomi nit di ay militaire ak i policiers ñoom nag la ñu faat démb ci ñaari cong yu fa am ay nit yu yor ngànnaay ñoo song nag ay nit ñu bokk ci police ak ci l'armée ba loolu am ci bët gànnaaru réew ma cong yooyu nag mi ngi am ay fan rek gannaaw bi ñu taxawalee couvre-feu ci gox yu bëri ci bët gànnaaru Burkina Faso. Guinée Bissau président commission électorale ba moom di sàkku ci ñi nga xamante ni ñooy représenté candidat yi ci ñu daal di ànd ak dal ndaxte loolu rek moo mën a may ñu daal di waajal élection yi lépp am ci jàmm ak tamit salaam ca réew ma nu amankali
woote bu José Pedro Samb xamante ne moo nekk di jiit commission nationale électorale dafa ñëw bu ñu fal membre non permanent yu bees yoo xamante ni ñooñu dañoo war a bokk ci organe yu gestion électorale fii ci Guinée-Bissau cérémonie bi tamit dafa tax ñu mun a def tirage au sort ndax ñu mun a jox position yu candidat ñoo xamante ni ñoo war a concourir ci élection présidentielle bu ñaar fukki fan ak ñeent ci weer novembre bu mu doon wax membre bu commission non permanent José Pedro Samb moom dafa ne membre yooyu dañoo nekk représentant digne yu candidat yi ndax seen conduite boobu dafa war a nekk conduite boo xamante ni mun na indi jaam te ñu waxtaan te tamit indil dëgg ñu nangu tamit dëgg yu urne mu ne loi électorale boobu dafa leer nañ ci loolu ndax su fekkente ne dafa am ay tolox nañu ko utiliser comme ñu mun nañu foog consulter moom dafa prévoir ni utilisation ak interprétation yu loi électorale bi warul nekk loo xamante ni dafay nekk abusive te pour ñu mun a résoudre suñu bañ a déggoo loolu dañ ko war a def ak xool te bu ñu ko deful noonu dañuy jum ci mission noble boo xamante ni boobu dañ ko réserver ci membre non permanent te loolu mun nañu yóbbu ci kaw tirage au sort bu commission nationale électorale boobu dafa indil position yi ci bulletin de vote candidat indépendant Moutarou Intaye Diaby moo occupé première place ku ko topp mooy Domingos Mosqueira bu parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC Nouamé Kelly-Bissau RFM Sport. yegsi ci xibaaru tàggat yaram sport weekend Cheikh Tidiane Diagne lañ ci àndal. mbokk yi dalee nag jàmm ci sport weekend dañu koy daal di door rek football ak éliminatoire championnat d'Afrique des nations niki dimanche gi ci bu 16h jotee ca Conakry diggante Guinée lay daal di doon ak ñi di waa Sénégal mi nga xamante ni ci match aller bi fii nii ci Sénégal jotoon naa am ndam ci diggante mag ñi nga xamante ni ñoo di waa Guinée benn ball ci dara ñoom gannaaw bu yegsee foofu lay sax ca Conakry daal nañu amal seen séance d'entraînement bu njëkk kii di seen entraîneur di Serigne Saliou Dia am na ay kàddu yi nga xamante ni daal yëkkati na ko ànd na confiance ci gi lay jogante ñu déglu ko. ça va macha allah yegsi nañ ci jàmm donc voilà ñu ngi soog a pare sax suñu séance d'entraînement parce que 16 ans lañu entraîné à l'heure du match comme suba voilà xale yaa ngi fi résultat baa ngi fi voilà am nañ motivation qu'il faut voilà am nañ détermination un peu pour dem ci match bi parce que boo xoolee match bu metti lay doon match boo xam ni dina bari tension bari provocation tuuti mais ñun il va falloir que mentalement que ñu am taxaw bu baax mentalement ñu bañ a répondre à ça ñu gën a concentré ci ñun bañ a xalal li nekk ci biti jouer aussi par rapport ak ñun li nga xam ne mooy suñu valeur li nga xam ne mooy un peu suñuy force et je pense bu ñu defee loolu yàlla mën nañu dolli sutura ba nga xam ne mën nañ génn ci match bu neexee yàlla. ñu daal di wax championnat yi ci biti réew championnat bu France seen 10e journée ci wàllu jongante jàppale ni Lyon moom ba tey wéragul ndax dafa daal di match nul diggante ak Dijon 0 but partout Brest moom dafa fekki Angers ci dëkkam daal di ko daan benn bal ci dara Metz daal di am ndam ci diggante ak Nantes benn bal ci dara 1-1 diggante Nîmes ak ñii di waa Amiens Lille moom dafa ñàkk ci diggante ak Toulouse ñaari bal ci benn fàttali nag niki ajuma gi Paris Saint-Germain amoon na ndam gu yaatu ñeent ci benn ci diggante ak ñii di waa Nice jamono gi féete ci bopp raw gàddu gi li ci des nag ci wàllu jongante ba tey ñeel championnat bu France danañ ko daal di kon bokk yeggali niki dimanche ci bu 13h jotee diggante Bordeaux lay daal di doon ak ñii di waa Saint-Étienne 18h Monaco dana tas ak ñii di waa Rennes en fin de soirée nag diggante Olympique de Marseille lay daal di doon ak ñii di waa Racing Club bu Strasbourg championnat bu Angleterre ñu ngi seen 9e journée choc bi nag niki dimanche gi lañ koy daal di xaarandi diggante Liverpool mi nga xamante ni moom moo féetee ci bopp raw gàddu gi ndax Liverpool am na juróom-ñetti match yu ñu jot a amal yépp da ko daal di gagné moom nag diggante mag ñii di waa Manchester United lay daal di doon féetee ci fukkeel ak ñaareel place bi waaye jàppale nañ ci samedi gi amoon na ay jongante yi nga xamante ne dooroon nañ ko Everton dafa daal di daan ñi di waa West Ham United ñaari bal ci dara 2-1 pour Aston Villa diggante mag ñi di waa Brighton Bournemouth ak Norwich dañoo daal di def match nul 0 but partout Chelsea ci dëkkam daal di am ndam ci diggante mag Newcastle 1-0 Leicester moom dafa daal di am ndam ñaar ci benn ci diggante mag Burnley féetee jamono gi si ñeenteel place bi Tottenham ak Watford dañoo daal di mujj match nul 1 but partout Wolverhampton ak Southampton daal di def itam match nul 1 but partout Manchester City moom fi mu toll nii féetee si ñaareel place bi gannaaw ba mu amee ndam diggante mag Crystal Palace ñaari bal ci dara jàppale nag niki altine la ñoo fas yéene kon bokk jeexal lii di 9e journée championnat bu Angleterre diggante Arsenal lay daal di doon ak ñi di waa Sheffield championnat bu Espagne ñu ngi seen 9e journée ñi di waa FC Barcelone daal nañu foqati place bu njëkk bi ci ñi nga xam te ñoo di waa Real Madrid gannaaw ba ñu amee ndam ñett ci dara seen diggante ak Eibar méngoo ko ñi di waa Real Madrid ñàkk seen diggante ak Mallorca benn bal ci dara fi mu toll nii nag benn poñ kott daal di dox seen diggante Atlético Madrid moom dafa daal di match nul ci dëkkam diggante mag Valence li ci des ci wàllu jongante danañ ko daal
daal di jeexal kon bokk niki dimanche gi. Série A bu ngeen ko déggee moo di championnat bu Italie ñu ngi seen 8e journée jàppale ni itam ci wàllu jogante Napoli bu Kalidou Koulibaly moom dafa daal di am ndam ci diggante mag ñi di waa Hellas Vérone jogante gi nag maanaam ñaari bal ci dara la mujjee pour équipe bu Kalidou Koulibaly mi nga xam te ne moom jot naa football ba match bi jeex waaye jàppale ni ko féetee ci bopp raw gàddu gi jamono gi moo di Juventus de Turin ak Cristiano Ronaldo mi nga xam te moo njëkk a dugal ci gi la jogante daal di am ndam seen diggante ak ñi di waa Bologne ñaari bal ci benn Lazio bu Rome ak Atalanta ñoom dañoo daal def match nul le 3 bi partout niki dimanche yi nag Inter de Milan mi féetee si ñaareelu place bi moom dana fekk Sassuolo ci dëkkam ci bu 10h30 jotee ñu dal di wax ci championnat bu Allemagne Borussia Dortmund moom dafa fekki ka féetee ci bopp raw gàddu gi di Borussia Mönchengladbach dal di ko daan benn bal ci dara seen but ko dugal nag moo di seen capitaine di Reus ñii di waa Borussia Dortmund fi mu toll nii daal ñu tolloo ci poñ ak Bayern Munich féetee si ñetteelu place bi benn poñ dox seen diggante ci ñu féetee ci bopp raw gàddu gi moo di Wolfsburg ak Borussia Mönchengladbach Bayern Munich moom fàttali nag nit ki kon bokk samedi gi dafa daal def match nul diggante mag Augsbourg ku ci nekk jot naa dugal moromam ñaari but ñu daal di ko jeexale ko wàllu basketball ak finalu championnat bu Sénégal ci wàllu góor ñi niki dimanche gi lañ koy daal di amal ci stadium Marius Ndiaye diggante Duc lay daal di doon ak ñi di waa AS Douane kii di Vieux mi nga xamante ni kenn dootu ko présenté ci wàllu basket moom nag mu nga yëkkati xalaatam wax ko ci gi la jongante ñu déglu ko. xam naa ne match bu metti la Duc ak Douane war a jouer par rapport ak doole équipe yeex yooyu instant bi pratiquement mënuñ cee wax parce que soo xoolee championnat bi dañ ko arrêté xaw ma depuis ñaata weer finalement affaire dafa dem ba dafa soof nit koo wax dana laan xamatuñu équipe yi fan lañ toll par rapport ak seen doole mais daal ñun li ñuy yaakaar mooy que ne Duc ak Douane ñoom ñaari équipe yëpp soxla nañ coupe bi et puis day tax nga qualifié wu ci affaire bi championnat d'Afrique bi des clubs bi NBA ak FIBA war a organiser donc dina tax gars yi gën a xarañ gën a ñafe et puis di soññ supporters yi tamit ñu xam ne ñoom bu ñu nekkul ci stade bi daanaka basket du am parce que gars yi mënuñoo jouer sans supporter donc pour match bi neex il faut que joueurs yi def li ñu war a def ci suuf supporters yi def li ñu war a def ci kaw après gëm naa ne suba moom incha allah affaire yi nar na neex quoi. Duc AS Douane ci bu 18h jotee lay daal di doon ca stade Marius Ndiaye waaye laata loolu match 3e place bi 16h diggante Union Sportive de Ouakam ak ñii di waa Saint-Louis Basket Club kon mbokk yi fii lañ koy daal di yemale sport weekend Cheikh Tidiane Diagne moo fi teewoon ci micro bi ci machine gi Amady Ndiaye di ko jaajëfal di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média.